أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk YouTube ñoo ngi nuyu di leen jaar ñëpp di nuyu képp ko xamante ni mi ngi abonné si suñu chaîne bii di Asna TV ñu abonné gu nag ñoo ngi sàkku si ñoom ñu abonné te partage vidéo yi te wax leen yéen fii dul njariñ lu wér du fi root njariñ rek ngeen fiy génne si kàttanu yàlla ak baaxam te li ñuy wax lépp ngi si biir alxuraan te li ñuy wax yëpp daanaka génnul alxuraan kon ñoo ngi sàkku si ñëpp ngeen yokk abonné yi partage vidéo yi te naa leen dafa am foo xamante ni fa leen bëgg àgg ak yéen te mooy kenn dootu dem si kenn fi nga toog ngay toog jariñu te lépp incha allah mi ngi fi te bu ngeen di abonné rek daañu génne yëpp si kàttanu yàlla mbokk yi tey ñu indi leen lu am solo lool si wàllum xunóot moom nga gis noonu si barre d'écran bi si écran bi noonu xunóot bu ñu xamul xunóot boo xoolee mag ñi daan dem nañ ba tollu ci te muy lu wér sax maanaam bu ñuy faral di julli ba yegg ci suuf nañ koy wax kenn du ko wax si kaw ndax buñ ko waxee si kaw jigéen ju ko dégg boo ëmboon sa ëmb dina sotteeku boo ëmb woon it dootoo mënati am doom kon xam ne loolu kon yombul metti la muy xunóot mbokk yi ni nga gisee ni nga gisee xunóot nga bind ko lii nag maa ngi koy wax maanaam si ñi nga xam ne dañu yor ay doom moo xam sa doom yamul dafa tëradi wala sa soxna nga bañ mu mooy laak yooyu noonu yëpp mën nga def lii incha allah li ñu bëgg wax mbokk yi da ngay bind xunóot benn yoon nga jënd maa ngi jéggul si kàddu yi silib bu bees tàq bu fekkee kenn la fekkee ñu bëri noonu nga wut silib bu tolloo ñoom fekkee soxna li mën nga wut benn kase nga xooj saafara bi jël saafara boobu noonu nga jël ko nga fóote ko ak silib boobu noonu nga weer ko ba mu wow nga jox ko mu sol ko kooku daana ko jeex na góor gu jublu gu ne du mën a àgg si moom te góor gu forcé da nga yomb waaw dootoo baaxleeti loolu moom lu wér la si wàllum xunóot benn yoon koy bi na nga def ko saafara nga fóote ko silib bu bees tàq nga jox ko mu sol jeex na kooku waaye nag comme dina am ñoo xam daan laaj ni maanaam mais lu koy dindi loolu ndax wóor ndax buy sëy ko déedéet kooku bu ñu xasee boo wax xayri sa jàkka ji maanaam sëy wi fasan nga jeex na kooku toj na waaw bu tasee it di demaat si keneen yi da nga koy defaraat rek waaye toj na waaw mun naa ay xayri daal moo koy toj waaw bu mu fasee sëy bi rek mu toj kon mbokk yi mu noonu ba tey soo amee doom joo xam dafa yamul ba tey xam nga jamono fi mu toll xale yu góor dana xaw doy waar boo amee yéen ñi nekk si wàllum extérieur bi xam ne seen jabar yi nekk fii nii ba tey loolu baax na si yéen ba tey it boo amee karawu xar mu weex tàll nga wut karaw yi nga xooj ko ba mu mat 10 minutes wala 15 minutes si ndox soo paree nga jël ndox moomu noonu nga raxasee sa awra dem sëy ak sa jabar kooku dootu la mooy mukk si àdduna góor gu ko tiim ku ne yàqu kon mbokk yi loolu moom lañ fa indi woon kon dama koy wax léegi jàllale ko si français bi incha allah kon nga xam ne vidéo yëpp nii la nag vidéo yi dañuy wax olof wax France baa ñu wax France wax olof ndax ñëpp ñoo ci bëgg a jëriñ te ñëpp ñoo ni woo dina wax naan sëñ bi ni ngay vidéo yi moom olof bi rek kay léegi des fois dégg def France ñu ko mën dégg kon mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah bonjour mes très chers frères et sœurs je compte aujourd'hui pour vous donner une recette dont l'importance est incroyable. Il suffit juste de vous écrire ce qu'on appelle xunóot. Xunóot, c'est ce qui est dans le dans l'écran. Vous écrivez une seule fois. Puis, vous cherchez ce qu'on appelle des slips neufs et vous transformez ces écritures-là en acier. Puis, vous lavez ces slips-là, ce slip neuf, et puis la mettez jusqu'à la sécher. Et vous avez la donner à ta femme ou bien tes enfants, etc. Mais ce qui est important et ce qui est si vous donnez ce slip-là à tes enfants, si il a porté, aucun gars n'y peut rien sur lui. Aucun gars n'y peut rien sur lui. Si quelqu'un attend de le violer ou bien de faire un rapport avec lui, il va retourner impuissant. Personne n'y peut rien. Si tu es en extérieur, tu voyages tout le temps, vous pouvez le faire à ta femme si
tu n'as pas assez de confiance. Il ne sera plus jamais te tromper, Inch'Allah. Pour certains qui ont dit, ah mais maître, comment on fait après pour la faire débrasser? Juste quand on dit, quand on te marie, ça vous